jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo waa jàmm ji info di leen nuyu seen équipe bi yëpp di leen dalal comme ni ngeen ko waxee ci hôpital de la solidarité islamique ñu gën koo xam ci hôpital Al Falah bu Colobane di am yaakaar ci ne suñu waxtaan wi ñuy seq dina amal njëriñ seeni internet. ñu lay sant di la gërëm fi ñuy dooree waxtaan wi rek mooy bëñ buy metti lan moo koy waral. waaw bëñ buy metti lan moo koy waral moom débat la boo xam ne bu yaatu la donc bu ñu koy lim moom mën na mat fii ba suba mais li ci jar a jàpp rek mooy bëñ dafa am noo xam ni noonu lañ ko bindee moo am loo xam ni wala yoo xam ni ñoo koy protéger lu mel ni signe wi ko wër ak émail bi nekk ci kawam maanaam bëñ boo ko séenee mu weex lii weex noonu ci kaw émail lañ koy woowee. émail boobu wala signe bi bu ci am problème rek mën naa indi gàllankoor ba nga xam ni mën naa waral bëñ bi am ay sensibilité bay metti donc loolu li ci gën a siiw mooy carie dentaire li ci gën a siiw pratiquement mooy pathologie principale bi donc carie lay tàmbalee ak ay étapes am di compliqué ba mën a yegg ci ay étapes yoo xam ni day waral ñu dindi bëñ bi wala ay complications yu gën a metti. mën nañoo xam ndax carie dafay dab nit wala da nga koy judduwaale ak lan moo koy jox. carie moom mënoo ni da nga koy judduwaale ndax nit ki du judduwaale ay bëñ ci liñ gën a min donc nit ki na dem ba am yenn benn âge bi doo koy am ay bëñ yooyu bu ko amee c'est pas forcément que day carier buy carier day am ay facteurs yoo xam ni ñooy daje ngir carie boobu mën a am donc facteurs yooyu aussi yi ñuy étudier la yoo xam ni ay conditions la yoo xam ni ñooy daje ngir carie bi mën a am mais jàppal ni ci gàttal nit ki suukar si nga xam ne moom lay jëfandikoo loolu day waral benn acidité ci bëñ bi bu waralee acidité bi bactéries yi muy yenn doomu jàngoro yi dugg ci seen loxo loolu mooy waral bëñ yi di bënn bu bënnee nag loolu la ñuy woowee carie bu ko defee day nekk ay complications yoo xam ni étape par étape lay doon ba yegg ci étape yu gën a sori. waaw bu fekkee ni dafa dem hôpital dem ci dentiste boo xam ni moom dañ ko formé ngir muy faj bëñ boobaa moom bu xoolee bëñ bi posé ko question yi mu ko war a posé. xool li mu war a xool vérifier li mu war a vérifier bu laajee rajo mu def rajo lu mu leneen lu mu laaj mu def ko boobaa moom ci lim jàng dina ci mën a sukkandiku ba mën a xam ni bëñ bi ni mu bënne wala fi mu toll ci métit wala ni mu mel loola tel traitement lay laaj. traitement boobu mën naa nekk plombage aussi dafa am ay façon am na lu ñu naan amalgame am na lu ñu naan CVI am na lu ñu naan composite bu mu ci mën a doon dafa am situation boo xam ne moom la laaj. voilà mën na nekk situation yoo xam ne aussi dañ ko war a dindi du laaj plombage. ndax boo ko plombé aussi da ngay sonal nit ki ndax day ñëwaat léeg-léeg aussi du nekk plombage simple rek mais day laaj ñu def ci benn traitement spécifique bu ñu woowee traitement endodontique ba pare ci doog ci def plombage li ñuy woowee plombage. d'accord tey bu fekkee sa bëñ da nga ko plombé après mu deñ est-ce que mën nga ko plombé waat. si effectivement donc loolu dañ ciy profité ñaaxaale ci nit ñi maanaam boo plombé sa bëñ tekkiwul ni bu dañee rek da ngay sàggan noonu bàyyi ko noonu ndax boo ko bàyyee noonu bëñ bi day fragile lu mu gën a fragile day gën a exposé à des risques yooyu mën na waral ay complications yoo xam ni bu fekkoon teel ngaa dem mën nañ koo plombé waat rek problème bi réglé wu mais bu fekkee da nga toog lu yàgg affaire day gën a compliqué wu parce que dent bi dafa fragile gi mu fragile moo tax boo xaaree lu yàgg boo demaatee du plombage rek koy réglé mais mën na laaj yeneen i traitement yoo xam ne ñoo gën a xóot gën a cher gën a compliqué gën a sax xëy na metti yoo xam ni li ko waral mooy yéex gi nga yéex a dellu si waat la donc ci gàttal boo amee plomb bu ñu la defal mu deñ wala nga gis ci loo xam ni doo ko ci daan gis xëy na dañul sax mais mi ngi sensible ngay naan lu sedd wala yu mel noonu muy metti automatiquement dellul ci ki la ko defaloon boo demee moom dina yomb ci moom mu mën a xam ban solution la ciy def. waaw loolu moom ça dépend structures yi bokkuñu ay prix exemple bi di gën a patent mooy entre privé ak public ñëpp xam nañ ni bokkuñu prix buñ toppee règles yi bokkuñu prix bu ko defee nit ki moom mooy xool. li ko arrangé l'essentiel mooy booy dem di faj sa bëñ na nga ko confier koo xam ni formé nañ ko ngir muy faj bëñ loolu moo ci ëpp solo donc bu topp lu yomb ba dugg ci koo xam ni xëy na du formation fajum bëñ lañ ko formé boobaa la ca dal aussi yow yaa ko teg sa bopp mais boo amee problème bëñ moo xam dañ ko war a dindi wala dañ ko war a traité da ngay dem ci koo xam ne dañ ko formé jaarale ko fu ñu ko war a jaarale ba mu war a faj bëñ nekk en règle kooku nag tarif yi mu lay fajale moom ça dépend ci structure bi donc loolu moom ça varie. d'accord voilà. lan mooy waral soo buddee sa bëñ ba noppi muy metti. boo buddee sa bëñ ba pare muy metti loolu facteurs yi koy expliquer bari na lool
mais li ci am solo mooy bala ngay buddi bëñ bi situation bi bëñ bi ñëwee day laaj yenn prédisposition yu ñu war a jël précaution yu ñu war a jël léeg-léeg day laaj ñu bindal la yenn xeetu antibiotiques yi wala ko yenn antalgiques yi nga tàmbali ko un certain nombre de jours naan ko ba dent bi infection bi stable nga ñëw ñu doo koy dindi boo ko dindee pare aussi am na ay conseils yu ñu lay jox conseils yooyu faaw nga respecté ko continuer garab gi ngay naan am na bain de bouche boo war a utiliser da nga ko war a commencer 24 heures après l'extraction yooyu yëpp boo ko toppee jaar fi ñu la war a jaarale parfois même am na dentiste yoo xam ne dañ lay jox rendez-vous de contrôle dañ lay jox contrôle nga ñëwaat ñu contrôler xool évolution cicatrisation bi donc liy waral métit bi mën na yaatu lool mais li ci am solo mooy boo ko dindee nga déglu sa dentiste li mu la jox ci ay conseils nga topp ko boo ko toppee rek après mën naa bañ am benn problème incha allah. ñu nekk ci jamonoy seddaay te ku ne seddaay xam ni borom bëñ yi moom seen fit dafay dem saa su seddaay ñëwee lan moo waral bëñ seddaay muy gën a indil askan wi problème. waaw loolu nga wax soxna si lu am la mooy ne dañ koy seetlu loolu ci askan wi bu sedd ñëwee léeg-léeg ci la ñuy ëpp li ñuy jàmbat bi ñuy metti loolu nag li koy expliquer lu simple la ndax bëñ dafa am ñaari protection de manière générale benn protection bi wax naa ko léegi mooy émail bi nga xam ni moo ko muur boo séenee bëñ bu weex li weex noonu moom la ñu wane fii nii li weex nii ci kaw loolu la ñuy woowee émail li ko wër nii la ñuy woowee gencive pratiquement 2 protections yi la dent bi am 2 protections yi nag bu ci am gàllankoor rek dent bi day fragile bu fragilisé bu dee def fragile agression bu ñëw mën naa am jeexit ci bëñ bi bu dee sedd bi la jeexit bi muy am ci bëñ bi mooy hypersensibilité mooy day metti goo xam ne du ko daan metti loolu li koy waral mooy bëñ bi dafa am gàllankoor soit ci émail bi wala ci gencive bi bokk na ci gàllankooru gencive bi mooy gencive bi wàcc niveau bi mu waroon tollatu fa mu wàcc ndax feebaru gencive wala boog ni ngay brossoo moo baaxul parce que brosse dafa am technique bu dee ni ngay brossoo baaxul wala brosse bi ngay brossoo du moom nga war a brossoo boobaa da ngay gaañ sa gencive boo ko gaañee gencive bi ni muy réagir day daw bu dawee bëñ bi day mureeku bu mureeku lii mureeku te waroon a muuru day hypersensible lii préparé wuñ ko pour muy recevoir ay agression ay stimuli agression yooyu bu ci ñëwee facilement day yegg ci biir neeru bëñ bi bu ci yeggee day metti bu dee protection bi nga xam ne mooy émail bi bu amee benn carie parce que mën na bënn ci diggante yi surtout te yow doo ko yëg mais bënn na bu bënnee protection bi nga xam ne mooy émail bi day am gàllankoor bu amee gàllankoor yenn agression yi lu mel ni sedd bi bu ñëwee day mën a yegg directement ci neeru bëñ bi boobaa loolu lay waral yenn métti bi. dañuy faral di wax que ni doo lekk lu sedd ba pare teg ci lu tàng wala doo lekk lu tàng teg ci lu sedd parce que day indi jafe-jafe say bëñ est-ce que loolu tamit dañ ci indi. waaw loolu dañ koy faral di dégg maanaam loolu lañ naan changement brusque de température mi ngi mel ni nga xëy ndékki boo ndékkee lu tàng sa température buccale day tàng day yéeg boo ci tegee lu sedd automatiquement day am changement brusque de température loolu nag conséquence bi ci gën a siiw mooy fracture dentaire c'est-à-dire bëñ bi day fell boo xam ni du fell mais genre fracture lay doon benn trait lay def ci bëñ bi benn trait boobu nag au début du fës doo ko gis mais buy avancer di gën a yaatu day dem ba nekk trait boo xam ne day leer loolu nag bu dee da nga koy def lu bari di ko def lu bari trait yooyu bu baree ci bëñ bi mën na dem ba fragiliser bëñ bi day dem ba fracturer bëñ bi voilà. buddi bëñ tey ndax solution la parce que ñu ci bëri tey seen bëñ bu leen sonalee ñoom buddi rek la ñuy yaakaar ni loolu mooy solution bi est-ce que buddi bëñ moom solution la ak est-ce que fépp lañ koy soxlaa. waaw du fépp lañ koy soxlaa benn la ci CAT yi nga xam ni dañ koy soxlawoo ngir régleel nit ki problème mu bëñam mais du boobu solution rek moo ci am léeg-léeg nga dégg koo xam ne day ñëw ni la sama bëñ laa bëgg a ñëw dindi loolu du doxalin bi gën nit ki bu dee da nga am problème bu bëñ da ngay dem ci ki nga xam ne moo ko jàng nga di ko dama am problème bu bëñ moom bu ko xoolee dina la mën a wax ban solution moo gën a approprier sa problème parce que du problème yëpp mooy laaj dindi mën nga di ji bëñ fekk bëñ bi waruñu ko woon dindi boobaa mën na laa indil gàllankoor ëllëg yoo xam ni bis di nga ko bëgg a remplacer nga ñëwaat laajtewaat ñu ne la remplacement bi nangam la fekk yow waajaloo ko woon day cher bu baax ci yow wala ñu defal la ci remplacement boo xam ni du la arrangé ngay dem doo ci nekk à l'aise loolu lépp li koy indi mooy yàkkamti bi nga yàkkamti ba dindi sa bëñ xëy na li koy indi léeg-léeg mooy bëñ bi dalay tere nelaw ay fan mu sonal la lool nga bëgg a tàqalikook moom ndax li ngay def sa bopp mooy boo tàqalikook moom rek mu sedd
alors que tekkuwul ni loolu rek mooy solution yi am na yeneen solution mën na nekk traitement mën na nekk plombage mën na nekk yeneen i mbir donc li ci am solo mooy boo amee problème bëñ nga teel a jug bul xaar mu lay sonal lool bëñ bi di la soññ mais teel a jug dem ci dentiste bi moom boobaa bu ko xoolee dina la proposer traitement bi nga xam ni moo gën a approprié ci sa situation. ci yan anam la ñuy soxlaa bëñ bëñ. yan anam lañ koy soxlaa li koy gàttal mooy bu ñu demee bëñ bi mënatuñ ko récupérer bëñ bi mënatuñ ko récupérer loolu mooy koy gàttal mën na dem ba bëñ bi dem ba kari bi jàpp ko mu yàgg loolu daf ay at ba reet ba tolloog signe bi ba nga xam ni mënee su cee am benn pexe ba récupérer waat bëñ bi boobaa dindi rek moo ci nekk wala mu yegg ci yenn xeetu yëngatu muy mobilité dentaire yoo xam ni amatul possibilité à ce que ça soit réversible amul traitement bu ñu ci mën a def boo xam ni day réversible mën a dëgëraat boobaa li gën a noppal nit ki mooy ñu dindi ko mën na am yeneen i cause yoo xam ni bu dalee nit ki moom dindi rek moo ci solution donc boobaa dañ koy dindi. d'accord ndax seddaay bi du am yenn colin yoo xamante ni moom nga war a sol wala yenn lekkin ngir protéger sa bëñ. protection bëñ bi ak seddaay bi loolu moom booy xool ajuwut dëgg-dëgg ci ay solo wala ci ak lekkin ci lim aju mooy nga xool ba xam say bëñ ndax am na benn fragilité bu ci am mooy li ma la expliqué léegi émail bi wala gencive bi ndax am na gàllankoor wala amul gàllankoor loolu boo ko vérifié dentiste bi xoolal la ko ba traité la li ciy gàllankoor lépp normalement waroo am benn jafe-jafe bu sedd bi ñëwee mais dépendrul ci ay yére wala ci yu mel noonu yoo xam ni moom nga war a jël ci leen dépendre daal mooy nga fexe ba jël say matukaay ba nga xam ni da ngay dem ci dentiste mu defal la bilan defal la li war ci say bëñ bu ko defee pare après sedd bu ñëwee c'est ça loolu dañ koo tàmm ci suñu diwaan yi loolu mooy ne bala ngay dem dentiste ci dentiste bi day fekk bëñ bi sonal la loolu alors que loolu nekkul li gën a noppale ndax bëñ principale pathologie bi ci nekk mooy carie dentaire te carie dentaire bu tàmbalee processus la boo xam ne day continuer comme day continuer dent bi dina toll ci yenn étape yoo xam ne da lay soññ da lay jox ay alerte yi mën na nekk ay sensibilité hypersensibilité maanaam ngay naan lu sedd muy metti wala ngay lekk mu ciy dugg ngay jëfandikoo cure-dent wala guddi gi mu lay yee loolu yëpp ay alerte la bu fekkee yow alerte yooyu yëpp dent bi mi ngi la koy signaler nga toog bañ a dem faju ji boobaa di nga yegg ci étape boo xam ne force di nga dem ndax doo ko mën a supporter boobaa nag léeg-léeg lu ci bari pexe du am di nga sonn te di nga ñàkk sa bëñ te mujj ngaa dem comme mujj ci dem ngay mujj ba yeboo nga fexe ba bëñ bu tàmbalee am jafe-jafe nga teel a dem loolu moo gën a noppale moo gën a yomb traitement bi gën a simple mën naa bañ a métti lool te mooy gën a simple ci dentiste bi donc loolu moo gën a noppale loolu nag lu tumranke la mais nit ki warut a toog plus de 6 mois te gisul dentiste loolu war na fexe ba tàmmal ko boppam tàmmal ko njabootam chaque année mu dem ci dentiste 2 fois dem ñu xoolal ko defal ko bilan général bu laajee détartrage ñu defal ko détartrage parce que am na ay saleté yu nekk ci bëñ yi yoo xam ne yow mënoo ko dindi ak sa brosse mënoo ko dindi ak sa socc donc loolu da nga ko war a tàmmal sa bopp tàmmal ko sa njaboot bu ko defee booy def noonu borom bi mën na laa muccal ci ay problème bëñ léeg-léeg bu ñu koy wax nag d'habitude dañ naan dañuy wut ay client mais tekkul ni noonu la ñuy wutee client mais loolu mooy recommandation bi nga xam ni nañ lay waxee ne la del brosu chaque jour 3 fois par jour noonu lañ lay joxee recommandation ne la boo bëggee sàmm sa cetu bëñ sa santé bi ko dentaire da ngay dem ci dentiste bi tous les 6 mois boo demee mu defal la consultation générale defal la bilan wax la li nga war def lépp voilà boo koy def mën ngaa mucc ci problème bi. tey boo amoon conseil. conseil bi weesuwut nit ki bu amee benn jafe-jafe ci bëñam na fexe ba jébbal ko koo xam ni moom la jàng te bu mu ko waaj ndax comme ni ma ko waxee léegi nu mu gën a teel a dem rek traitement bi gën a simple gën a yomb moins douloureux gën a simple ci dentiste bi aussi donc loolu bu koy def d'habitude day nekk à titre préventif dina prévenir yenn complications yoo xam ni mën na koy indil ay gàllankoor donc loolu bu koy def boole kook li nga xam ni mooy paaram mooy hygiène am tànn pat bi mu war a jëfandikoo tànn brosse bi mu war a jëfandikoo respecter brossage bi nombre de fois yi mu koy def par jour brossage mu def ko ni mu ko war a defee parce que brossage dafa am technique donc loolu faaw mu respecté ko loolu bu koy def mën na bañ a am problème bëñ wala bu koy am aussi dina néew loolu donc ci gàttal nit ñi nañuy fexe tàmmal seen bopp di bañ a gëj ci dentiste di dem bul di xaar bay am problème doo koy dem ci dentiste mais del fexe dem bala ngay am problème bu ko defee mën ngay bañ a am ay problèmes yu bari ci bëñ. voilà ñu ngi leen di jaajëfal kontaan nañ loolu ci daje bi ak waxtaan wi ndax sujet la boo xam ni day xaw a tumranke léeg-léeg te nit ñi dañ koy soxlawoo lool parce que léeg-léeg yenn jëfin yi ci wàllum bëñ ñàkk xam a koy waral
mais nit ñi bu ñu xamee rek léeg-léeg dinañ def la ca war te bu ñu defee la ca war rek mën nañoo mucc ci yenn problème dentaire donc ñu ngi leen jaajëfal ci yitte ji ak ñëw gi ngeen ñëw fii di ñaan borom bi mu def barke ci liggéey bi. Jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info point net.